téléspectateur yu ITV di leen nuyu di leen ziar am mbégte dellusi bi tey jii ñu am mbégte dalal Seynabou Ndour nekk activiste social moo nekk tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi comme ni nga xamee ñu ngi si weeru mars journée internationale bi nga xamante ni moom nañ jagleel soxna yi suba la si talaata gi moo tax mars bi tamit weeru jigéen ñi la moo tax tey ñu fas yéene waxtaane lépp lu jëm ci wàllum ak yelleefu jigéen ñi naka noonu xoqatal yi nga xamante ni ak violence yi nga xamante ni moom nañuy subir moo tax tey gis nañ sage-femme yi tey si place de la nation ex obélisque ba RTS ñu doon amal marche ngir ñaawlu bu baax a baax fitnaal yi nga xamante ni moom nañ teg ci kaw femmes yi alors Seynabou Ndour yow activiste social nga maa lay dalal jàmm ci plateau Kennu Askan Wi fii si ITV. Merci maa ngi nuyu téléspectateurs yi di la remercier aussi ci accueil bi di souhaiter téléspectateurs yi une bonne émission. alors mbir mi dañ koy tàmbali ak sage-femme yi nga xamante ni tey jii ñu ngi woon ci mbedd bu Ndakaaru ngir naqarlu baax a baax lépp li nga xamante ni moom moo di violence yi nga xamante ni moom nañuy teg seen ndodd naka noonu xam naa ni du ñàkk ñu ñëw si balaa yàgg si boobule manifestation dañ si teglu ki nga xamante ni moom moo di Soxna Bigué Ba Mbodj moom moo jiite association nationale des sages-femmes du Sénégal ci micro Mamadou Sy ak Bara Sow mi nekkoon ci caméra bi. tey jii ñun sages-femmes yi dañu futt ba toj ndax danoo nekk ni di ñu agressé ci suñu bërëbu liggéeyukaay ñu daal di tey tànn bisu talaatay ndeer wane ni sages-femmes yi nenu nan nu rey waaye du nu nangu ñu di nu sàkku ci suñu liggéeyukaay du nu nangu ñu di nu xoqatal suñu bërëb liggéeyukaay du nu nangu ñu di nu saaga di nu xas di nu tuumaal lu nga xamee ni defuñu ko wala ñuy jël ñoo xamee ni ñun ñoo leen suti garaat di leen teg suñu kaw pour gën noo toroxal ci suñu bërëb liggéeyukaay yi commencé nanu nag di ci wax ba yàgg ndax agression yi dafa bare ci biir liggéeyukaay yi sage-femme yu bëri ñu ngi leen di agressé ñu ngi ko commencé woon daaw jéeg ca Kolda benn gendarme bu nga xam ne moo agressé woon ku ñuy wax Aïda dara mu jëwu si après ñu jóge sa Sédhiou Roqee mi ngi fii ci biir nit ñi moom tamit kankurang bi muy dem séminaire ñu convoqué ko kankurang gi dab ka dóor ko ay jaasi ba nga xam ne mu ngi hôpital loolu tamit kenn mu jëwul lenn lu dul ay masla daaw Fadial ci biir Joal benn sage-femme la nu fëgg 4 heures du matin ni ko malade dañuy indi mu ubbi ndekete ku ñëwoon pour jéem kaa sàkku la bi mu bañee mu xeex ak moom mu jamante ko ba nu yóbbu ko réanimation opéré ko ndax dafa amoon hémorragie interne ñu yaakaar ni jeex na toujours dans le série fi di continuer ci mois de janvier bi 2022 Jana malade ñu fekk sage-femme xaaju guddi muy soogay jóge ci opération ñu dóor ko ba muy bëgg a dee ndax xale lu góor bu ñëw ni boppam day metti mënu ko man sage-femme la da ngay dem ca infirmier ba mu faj la ñu nu ko par la force di nga génn mu dugg ci biir këram ñu dajji këram dóor ko ba nga xam ne bëtam xaw naa tuuru bu mujj bi nag mooy bambali bi nga xamee ni ñun buñ ko waxee suñu xol dafay metti ndax Sadio Mané mi nga xamee ni moom la Sénégal yëpp di noyyee di ko bëggee dëkkam tamit ay xale jóg ci xaaji guddi fekk sage-femme ba mu nekk ñu door ko ay doj sànni bëgg dajji këram ñu ne nag lii dafa doy parce que suñu continuer bakkan dina si tëdd parce que ñi ma saaña ma woon ca Joal yàlla bañ waaye heure bi fekkoon na mu dee te en plus waxuma ko ci nasaraan moom non seulement daf ci jëlee ay handicap mais en plus de ça dafa jëlee liggéey dafa ñàkk liggéeyam parce que sage-femme la boo xam ne maternité ba ca la mu daan am la fay fayee léegi bi maternité bi tëjee moom boobu ba léegi mi ngi biir Dakar di taxawaalu amul liggéey. mu nekkoon Soxna Bigué Ba Mbodj nekk secrétaire général wala présidente bu association nationale des sages-femmes du Sénégal ci micro ki nga xamante ni mooy Mamadou Sy ak Bara Sow alors Soxna Seynabou Ndour yow activiste social nga lépp lu jëm ci wàllum taxawaayu jigéen mu soxla rawatina aussi contexte bi ñu nekk nii nga xamante ni suba mooy 8 mars bis bu ñu jagleel soxna alors gis nañ sage-femme yi tey dañu génnoon si mbedd Ndakaar yuy nekk place de la nation ex obélisque di ñaawlu traitement bi nga xamante ni moom nañuy subir violence yi nga xamante ni moom nañuy teg seen kaw alors yow activiste social nga d'abord image yu sage-femme est-ce que mérité na ñu koy xoqatal koo xamante ni vraiment ku juddu ñoom am nañ si pàcc bu am solo bi nga xamante ni moom lañuy def ngir sauver ku jigéen gi ak doom ji. Merci Cissé. oui. donc boo xoolee mi ngi wax mais am na lu ko naqari torop. oui.
sage-femme moom mooy joxe vie moom mooy joxe naissance amul ku juddu te sage-femme assisté wu la wala matron donc dañ leen war a wormaal war leen a jox seen gëdd boo gisee am na ay sama ay xatu sage-femme bi ñu yégee ne damay ñëw fii jox nañ ma ay yóbbal waaw parce que nee nañ non seulement actuellement elles sont victimes de violence basée sur le genre dans l'exercice même de leur profession si seen liggéey daal si seen liggéey nañuy subir ay violence waaw yan façon ngeen violence nañuy subir yooyu la boo déggee présidente bi léegi Biga Bambodj mi ngi noonu mi ngi wax violence physique violence morale am na ci violence verbale violence psychologique violence fépp bu nekk surtout ñoom violence physique bi moo gën a fës temps yi violence physique bi waaw moo gën a fës temps yi si ñoom trop alors sage-femme nga waxtaanal ñoom violence physique boobu mbir mi nan la tëddee da ngay gis ay blessé grave yoo xam ne dañuy dem sax réanimation ay blessé grave yoo xam ne dañuy dem réanimation te comme ni mu ko waxee lu tax ñuy dem ba marche parce que à chaque fois da ngay gis du am suite du mujjee fenn waaw bon si li ñu xam ñoom ak si man li ma xam mën na am na beneen niveau boo xam ne peut-être am na nu mu fay demee te ñun xamuñu ko mais peut-être toujours est-il que population bi si boppam il faut ñu nekk au courant des voies de recours yi nga xam ne ñoom ñoo am ba et que ñu ngi koy exercer aussi parce que boo xoolee blessé grave yi insécurité bi moo koy gën a indi au sein des postes de santé parce que waaw ñi ñu wax ñëpp presque waaw boo xoolee poste de santé yi la du centre de santé yi te poste de santé yooyu boo xoolee la majeure partie dafa am ñoo xam ne dañ si ñàkk ay gardien amuñu gardien mais loolu moo tax il faut ñu xool bu ñuy wax di ñaxtu aussi il faut ñu xool responsabilité yi ñu situer responsabilité yi parce que ki nga xam ne mi ngi nekk dans l'exercice de ses fonctions dañu war a sécuriser endroit bi mu ne bu fekkee ne sécuriser wuñ ko quelque part am na fay te avec la décentralisation dañu xam ne ci biir commune bu nekk yow yaay jël la santé a été décentralisée ainsi de suite avec CDS yi donc il faut je ne sais pas comment on peut faire ba nga xam ne dina am benn droit de regard bu ñuy am pour que au moins les fonctionnaires de l'État ñu nekk en sécurité dans l'exercice de leurs fonctions où que ñu mën a nekk fu ñu mën a nekk ci territoire bi mënuñu nag ku nekk ñu tegal la benn gendarme wala benn policier mais mën nañ askan bi fu nekk fu nga nekk nga xam ne sa prérogative la décentraliser nañ la santé bi ñu mettre en sécurité quand même agents yi. Très bien. ba nga xam ne dinañ am xel bu dal ba mën a nekkal askan bi comme ni nga fa nekkee. alors violence yooyu la yan lan moo koy provoquer sage-femme bi nan la dénk yow en tant qu'activiste social. lan mooy provoquer violence yi nga xamante ni moom nañuy dund saa su nekk rawatina violence physique yi. violence bi moom dafa nekk lu nga xam ne du ci sage-femme yi rek. oui. violence yi mi ngi fépp. mi ngi fépp actuellement. dafa def benn olé boo xam ne benn tollé. boo xam ne actuellement il faut ñu jël le mal par la racine. te loolu defe naa loolu dinañ ci ñëwaat après. bien sûr mais violence boobu moom dafa nekk actuellement ni ñu koy waxatee buzz. violence da ngay dégg tout le temps rey nañ diw. violence mais est-ce que kon mais du ci sage-femme yi rek lañ ko porté mais askan bi ci boppam. moo am benn mutation bu ñu def boo xam ne ça va vers la violence. ba pare baaxul. foofu laa jëmoon lan moo tax léegi ñun Sénégal at bi ñu nekk di atum 2022. violence yi gën a takkarnaase léegi nit ñi qu'est-ce qu'il y a dañ dul muñalante dañ dul baalante lan moo xew ba léegi violence bi foo ko takk weesu na ko seen bu. ñàkk muñalante bi rek. ñàkk muñalante ak comme ni ma koy waxee kenn du baal sa morom dara kenn du baal sa morom dara même si tali bi oto yi loolu moo tax mbëkkante yu bëri kenn du tolérer sa bopp kenn du bàyyi dara kenn du muñalante dara te loolu lépp ci éducation bi la
mosoon naa fi def émission di wax éducation de base. oui éducation de base bi war nañ ko xoolaat bu baax muy ci école bi ak ci diine l'islam bi. diine chrétien bi ci diine yépp ñu xoolaat éducation yi bu baax gën a amal xale yi base. mais nan lañ def ba agsi foofu. bu nekk société boo xamante ni. violence dañ koy jiital su nekk. bon mu bari. loolu nag bëri na ay facteurs favorisants. pauvreté bi analphabétisme bi. oui. sous-emploi bi. chômage bi yooyu yëpp a ngi bu paree bon avec ak. xarala yu bees yi xanaa nga bëgg a wax wala. waaw réseaux sociaux yi damay bañ a dugg ci loolu parce que loolu dafa nekk beneen thème bu ñu ci xësee ba dugg day dem. beneen thème la gaa mais am lu ma ñor lu ma bëgg a wax. waaw loolu yëpp daan si ñëw parce que sage-femme yi. déglu ba rek. loolu daal si ñëw parce que dañ ne insécurité bi au sein des postes de santé. oui seen bu nu déglu ma. waaw si waaw loolu daan si ñëw mais aussi mën nga wax ni violence yi aussi réseaux sociaux yi am na si wàll. am na ci wàll. parce que parfois fake news yi nga xam ne dañuy manipuler les personnes. loolu moom bokk na ci. loolu bokk na si parce que da ngay gis ay informations yoo xam ne man mii sax yenn saa yi ma juum ci. ay information yoo xam ne da ngay foog ne sax dëgg la. yow tamit nga partagé ko. waaw bien sûr da ngay foog ne sax dëgg la jot information nga partagé waaw te waaw lu tax loolu yëpp seen bu. non loolu parfois du nekk automatique. mais parfois da ngay am benn moment de comment ni ñu koy waxatee da ngay manqué vigilance un peu rek mu dal la mais boo vigilant wee rek du la dal. dañ lay envoyé rek yow tamit nga ñëw envoyé ko wala nga dugalaat ko si groupe WhatsApp dama la ko wax ne la nit ñi dañu aay léegi ci réseaux sociaux yi aay nañ ci trop ba nga xam ne dañuy manipuler image yi manipuler lépp. te même yaay gis des fois benn événement am ñu indi benn image bi nga xamante ni kenn xamul ba 1900 la woon ne événement contexte yi du bokk ñu indi ko comme si image bu bees loolu analphabète du 21e siècle yi nan lañ koy xamee ne du dëgg duñ ko xam loolu la donc violence bi li ko causé bëri na wax dëgg yàlla. très bien ba pare nit ñi amatuñ benn considération ci être humain. ah bon waaw te pourtant y a des lois. oui daan ñëw ci côté yooyu yëpp. waaw ci jëm ci wàllum loi yeeg. waaw na sax daal ndax émission bi 45 minutes la. waaw simili yi des na. pàcc yooyu yëpp incha allah dañ ko aborder Seynabou Ndour nekk activiste social. alors Seynabou ñu ñëw tamit yaa ngi woon ci sage-femme yi. sage-femme yi ginnaaw insécurité. yan pàcc la sage-femme yi dénk. waaw donc insécurité bi nga xam ne dafa am au sein des postes de santé. léegi ñoom dañu recommander. seen recommandation mooy avoir plus de sécurité au niveau des points de prestation. point de prestation bu nekk rek waxuma la sage-femme yi rek. mais prestataire bu ne comme ni ma ko waxee sànq rek. foo munti nekk di exercer sa profession. nga mun a nekk en sécurité. déjà bu ñu assuré woon loolu même su amoon ñoo xam ne bëgg nañ def su dul noonu du ñu am fu ñu ko defee. donc loolu moom il faut ñu taxaw ci. te bu fekkee ne même dañuy décentraliser santé bi aussi nañ xool ñi nga xam ne ñoo yor santé bi ñu am ñoo xam ne peut-être dañuy am contrôle wala benn pouvoir boo xam ne dinañ mën fexe ba nga xam ne képp ku nekk agent de santé fu mu ne day am sécurité. loolu moom suñ ko defoon rek li yëpp du am. agent de santé yi daal poste de santé yi dañu war am sécurité su ko defee ñu mën a sàmm seen kaaraange ñi nga xamante ni ñooy sage-femme yi naka noonu ak patient yi nga xamante ni ñu ngi ñëw ngir ñu xool seen wér-gu-yaram. très bien alors Seynabou léegi beneen recommandation bi activiste social kon recommandation yi des na. yi nga xamante ni moom la la sage-femme ñuy yëpp. waaw plus de considération. plus de considération. avec la validation de l'ordre des sages-femmes. très bien. xam nga ordre des sages-femmes. dañ ko defar ba pare. créé nañ ko ba pare. oui mais pour ñu valider ko. ci état du Sénégal la des. waaw bu ñu ko defoon ñoom dinañ gën a mën a ñoom ci seen biir ñu xool ñoom nan nañu war a mën a def ba organiser seen profession bi ba nga xam ne dinañ mettre en place benn système boo nga xam ne ñoom dinañ xam nan nañuy tojee seen bopp janax mais ordre boobu mënuñ fexe ba valider leen ko. très bien. état bi bu leen ci jàppale. valider leen ko ordre boobu day tax sage-femme yi seen xar kanam mu nekk mu gën a mucc ayib. voilà. très bien. alors beneen bi aussi mooy relever le niveau des sages-femmes.
le niveau des sages-femmes. waaw et améliorer leur système de rémunération aussi. maanaam waaw koppar bi nga waaw xamante ni moom la leen di jox waaw mbir mi ñu daal améliorer leen ko ba nga xam mu ne gën a duuf daal. waaw ba nga Très xam ne daal dina gën a baax daal loolu daal buñ ko amee dina baax trop. très bien recommandation yi des na wala. waaw jeex na lii nag loolu nag yaakaar naa ne sama mbokku sage-femme yi comme que tey le 7 mars. oui. tey normalement dañu war a considérer tey la journée nationale de la femme. suba la journée internationale. oui. waaw donc tey ñu jagleel ko sage-femme yi. mooy 7 mars nga xamante ni ku ko wax sa xel day dem si talaatay ndeer. voilà mi noonu. très bien. waaw alors ngir ñu jeexal ci wàllum sage-femme yi ki nga xamante ni moom mooy Bigué Bambo jiite association nationale des sages-femmes du Sénégal. tey si seen marche bi nee na dàquñu sax amal bis bi nga xamante ni maternité sans sage-femme mooy am ci réew yëpp. waxul Dakar sax. mais même si région yi. dinañ amal lu ñuy wax maternité sans sage-femme. est-ce que loolu jar na ko ci sa gis-gis ñu àgg ba foofu situation boobu. bu ko jaree. ah bon. waaw mais ñi war a judd nag ak ñi ñu war a dimbali déedéet parce que dama yaakaar ne du ko jar. ah du ko dama yaakaar ne. duñu àgg foofu. duñu àgg foofu. très bien. waaw duñu àgg foofu daal duñ fa àgg. kon maternité sans sage-femme loolu. déedéet na mujj daal du mës a am duñu egg foofu. duñu egg foofu. très parce que nous sommes dans un système de santé boo xam ne. yaakaar naa ne am na nu mu tëddee et que loolu duñ ci egg. incha allah. Seynabou Ndour activiste social moo nekk tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi fii si ITV ngeen ñuy suivre si canal 217 canal plus TNT 15 naka noonu Eutelsat ak TV d'Orange. alors Seynabou Ndour ñu àddu jëm ci wàllum du ñàkk sax ci kanam tuuti mën nañ ñëwaat su ko waxtaan bi su ko simili laajee. ñu waxtaan ak ñëwaat ci wàllum sage-femme ak yeneen femme ak yeneen fànn. alors droits humains ak violence basée sur le genre. yow activiste social ga. su ñu waxee droits humains. sa xel si lan lay dem. su ñu waxee droits humains. oui si service de l'État lay dem. service de l'État. waaw. parce que droits humains bu ñu koy wax rek. mooy maanaam état bi agent de l'état yi li ñu war a taxawee rek am na faay. ah bon. waaw bu amee faay fenn par rapport ak population. rek foofu dañuy wax affaire droits humains. par exemple nga dem hôpital. ñu xool ni nga mel xool sa bindu wala ñu am nuñ la xoolee rek ne la duñ la recevoir wala ñu discriminer la wala ñu stigmatiser la bañ la faj. accès aux soins. te yéen yooyu pour ñëpp la yooyu réclamation da ngeen koy faral jot. waaw en tant que activiste social. waaw ñu bëri di ñëw di leen jotu seen situation yi nga xamante ni moom la ñuy dund. dañ leen di discriminer wala ñuy stigmatiser leen di beddi wala leen bañ a tollale. ak nit ñi. waaw waaw day am. parce que dañu ne accès aux soins de santé. oui. boo demee hôpital yow amoo lu nga xam ne sa poche mat lay na ko. normalement état bi def na fa ay services sociaux. services sociaux yi dañu war a taxaw ki nga xam ne néew gi doole la enquête sociale bi taxaw ñu jàppale la ba nga xam ne di nga am accès aux services aux soins mais loolu bu amulee rek fay am na. parce que nit ki dina dellu te du am accès aux soins ndax peut-être poche am mateewu ko. loolu déjà violation la. parce que normalement. dañu ne les droits dañu ne accès aux soins accès au logement ainsi de suite lim droit yi du dëgg. bi ñu limee droit yëpp ñu ne ces droits là sont inaliénables kenn mënu ko changer daal. kenn mënu ko ils sont indivisibles. universels pour ñëpp la àddina wërngal peg donc ku nekk am nga droit à la santé noo munti mel noo munti toll ak nu sa poche mun a toll war nga mën a am accès à la santé. loolu mooy lu gën a élémentaire. nga dem hôpital parce que am nga noo solo wala sa melokaan wala am nga lu ñu xalaat ci yow rek ñu beddi la wala ñu boddi la. loolu day am ci hôpitaux yi. ah day am faral di am yenn saay day faral di am. mais li nga wax doy na waar de. waaw day am. ñu ñëw daal xool nit ki ba seppali ko. waaw tege ka ne. voilà. wala daw ko. loolu nag bëri na ci ñi nga xam ne dañuy dund ak doomu jàngoro. am na ñoo xam ne aussi dañuy
nekk beneen façon beneen genre nit boo xam ne ñuroowuñu ak nit yi. da leen di travailler sax mbir mi psychologiquement. voilà wala mu nekk femme buy génn femme yi génn yi mooy ñi nga xam ne travail de sexe la ñuy def professionnel de sexe. di jaay seen bopp. waaw dañuy jaay seen bopp. ñooñu dañ ay nit lañ dañ leen war a traiter comme ay nit même bu fekkee ne après beneen façon nekkin day nekk ak ñoom sax mais dañu am droit à la santé. dañu am droit à la santé. droit à la considération. mais yooyu les femmes aussi dañu war a am. waaw maa ngi dikk ci wareef yi. waaw dafa am parce loo que xamante ni moom booy laaj sa àq booy laaj sa àq da ngay wax sa say wareef tamit. dëgg la parce que bu ñëwee yow am ñu xoolee la benn bët. de bañ la faj wala ñu am nuñ la traité. suufeel la wala ñu ñàkkal la fayda mais loolu dañu porter atteinte à ta personnalité à ta dignité. intégrité physique dañ ko war a am. ku si nekk. mais ñoom seen wareef nag. seen wareef xam nga Sénégal la loi sur la prostitution dafa obsolète. parce que kenn interdirul prostitution fi Sénégal. maanaam loi bi daal. waaw dafa yàgg ba nga xamante ni dañ ko war a mën a saytuwaat. waaw dafa yàgg ay 66 69. te dafa war a ànd ak jamono. waaw. ñu ne non racolage bi. waruñ ko def. ñu ne kii proxénétisme waruñ ko def. maanaam boo leen organiser travail de sexe bi rek yéen dañuy jël tëj leen kaso. amul foo leen koy exercer. yow loolu àndoo si yow ah. ànduloo si loolu. déedéet dañ ne. loi wu 66 bi dafa ne dañu war a jël en charge maladie vénérienne yi. mooy loolu bu njëkk de xam nga ne maladie vénérienne dañ nga ko dégg. infection sexuellement transmissible la ñuy wax. mais dañuy wax rek maladie vénérienne parce que loolu na nekk ci këyit yi maladie vénérienne yi ak prostitution bi. parce que dañuy bañ xam nañ ne la prostitution c'est le plus vieux métier du monde. dañuy bañ suñu frères yi suñu góor ñi ñooy dem ci ñoom. du dëgg. donc il faut ñu assainir milieu bi. jéem a fexe ba nga xam ne képp ku nga xam ne da ngay def loolu nga am sa carnet. di visite simple visite complète yëpp. mais boo defee loolu wàccoo ak li nga xam ne moom nga war a def sa yooree ba pare mais dañ la war a may jàmm mais duñ ko def. waaw dañ la war a may jàmm. waaw fii nii fooy ne da ngay dem ñu ne la doo fa dem doo dem li ñu la fekkee ci bar bi jël la bu ñu la fekkee ci hôtel bi jël la bu ñu la fekkee ci auberge bi jël la bu ñu la fekkee jël la est-ce que loolu droit la. est-ce que loolu dëppoo na ak droits humains. alors man lu ma bëgg a xam yow mi nga xamante ni Seynabou Ndour activiste social nga. lépp lu jëm ci wàllum droits humains soxal la. alors ñoom tamit dañuy ñëw ci yow di la réclamer ay réclamations yu bëri jëm ci façon bi nga xamante ni moom la leen société bii di traité. bien sûr. tant que nag assemblée nationale. oui. defaruñu loi yi. bi. kon daal loi bi foog ñu assainir ko loi bi foog ñu jéem ko régulariser parce que non seulement dañ ne proxénétisme ko bu baax ndax da nga si nemmeeku ay manquement bien sûr naka noonu mu am benn vide juridique bu si am waaw parce que boo jëlee ñu ne proxénétisme dañ koy sanctionner racolage mais aussi même racolage passif actif yëpp dañ ko jël spécifier ko dafa metti parce que da ngay dox ci mbedd mi sax ñu ne la acca yow mii da ngay racolé. oui donc metti na lool foofu na damay ñaan suñu élus yi hémicycle ba ñuy jéem ci bu fekkee ne mën nañ am kenn koo xam ne mën nañu porter loolu mu porter ko parce que metti na trop. Parce que la prostitution c'est le plus vieux métier du monde. alors ñu ne mineurs yi. oui ku amul 21 ans war a exercer profession de sexe 21 ans. oui te léegi 18 ans dañ ko te noonu. oui donc 18 ans war nañ ko mën a commencer. ah bon waaw. loolu gis waaw war nañ commencer 18 ans yi ñu jox leen carnet. mais 18 ans est-ce que teelul nag. mais actuellement. est-ce que 18 ans. loolu non teelul actuellement. boo xoolee ñi nga xam ne ñu liggéey ci loolu da ngay am sax moins de 18 ans. waaw. ah mais du yoon léegi nag moins de 18 ans yi. du loolu du yoon. du yoon quand même. kenn du ko favoriser. oui voilà. mais au moins 18 ans ñu ne majeur nga da ngay voter 18 ans dañ ko jox carnet bu fekkee ne dafa ne day def profession de sexe bi
yooyu yëpp ñu ko dugal ci loi bi changé ko. kon daal yow lépp lu jëm ci wàllum ak yelleefu doomu aadama. ak fu mu mënti nekk. ak lu mu mënti nekk yow da nga koy défendre. waaw yéen loolu ma si liggéey yéen activiste social être humain dañ ko war a jox dañu war a xam ne être humain la du mala nit du mala. loolu moo tax ñu créer les droits humains. oui. ba nga xam ne dëkk bi du mel ni comme jungle. nous sommes dans une société civilisée. très bien dëkk bi du jungle. loolu moo tax ñu teg ay ay garantie juridique. très bien mais justement si garantie juridique yooyu. laa bëgg a taxaw Seynabou Ndour. alors lu jëm ci wàllum droit. droit international naka noonu lépp jëm ci wàllum yoon. gis nañ ni am na su ñoo xamante ni xamuñu. lan mooy seen lan la si yoon wax wala tamit su doo fekkee ni dafa am la nga xamante ni dañ ca teg seen ndodd. fu ñu koy jamee ñaxtu wala fu ñu koy réclamer amuñu ko. yéen activiste social ban rôle ngeen mën a jouer loolu ngir mën a sensibiliser askan bi. ñu xam seen lépp lu ñu xam li nga xamante ni moom moo leen ñor wala moo xamante ni moom moo leen soxal jëm ci wàllum droits humains. oui parce que droits humains boo xoolee dañuy wax ci santé bi. xam nga wax naa la ci santé bi nit koo xam ne mënul am accès aux soins. dañuy wax aussi ci droit bi. nga dem justice amoo li nga xam ne yow da nga foog ne yow néewal nga doole. mën nga def ay voies de recours. nga dem ci sécurité bi. justice bi mooy tribunal ak yooyu sécurité bi mooy les forces de sécurité. les forces de défense et de nga dem sécurité. tooñ nañ la dem nga par exemple am na benn cas boo xam ne day génn mu ñëw ci police bi tooñ nañ ko. mu ñëw di boole ñu ne ko ah yow daal tout ça fait yow fille de la rue nga. bañ koo faale. ne ko demal nga muñ. après yéen loolu da ngeen ko dénoncer. waaw. parce que loolu ay service de l'État la yu état bi teg pour mu protéger tout être humain. sans distinction d'aucune. oui. voilà. de donc race, loolu de sexe, voilà lépp très bien. donc loolu noonu. droits humains dafay ñëw. parce que ay service la yu état bi teg yoo xam ne pour tout le monde la. droits sans humains day ñëw. discrimination. droits su la humains xañee rek yow mun nga def ay voies de recours. si naka. waaw beneen bi naka aussi ngay mooy def- éducation bi. waaw avant ma ñëw si éducation bi. waaw si si naka naka par ngay exemple demee ci yow wàllum recours mu soxla recours yoon. bi mun nga plainte. plainte. waaw mun nga porter plainte par exemple procureur yi ñu ngi fi di def liggéey bu rafet. oui. di def liggéey bu rafet bu objectif. procureur yi oui. mais quand même gis nañ avocat yu si bëree wala ñu bëri dañ jàpp ni le procureur a trop de pouvoir. bon en tout cas de ñun dañuy sant yàlla. ba procureur amee ci système judiciaire bi. dañ ciy sant yàlla. waaw parce que fu ñu xoqatalee doomu aadama ñoom amuñu xàjj ak seen xooluñ la benn bët ñun loolu la ñu gis. yéen loolu ngeen gis. loolu la ñu gis. moo tax ñu bëri tamit dañuy sàkku Sénégal mu am juge des référés comme nu mu amee France ak yeneen dëkk. waaw ndax fii moom su procureur xàccee ba dóor rek mbir mi dafay daanu. fu ñu lay néewalee doole yow amal procureur kenn du la fa néewalati doole. waaw moo tax ku ci nekk ku nekk fu nga nekk. oui. damay ñaan ku nga xam ne ku nekk fu nga nekk. lu nga mën tool bul xeeb sa bopp. très bien. buñ la tooñee. xeebaatu buñ la demee police amoon la nga bëgg. demal tribunal nga seet procureur nga wax sa doléance. am na fi aussi les boutiques de droit. oui les boutiques de droit. waaw yi nga xamante ni su ma jumulee AGS. waaw association des ñoom juristes tamit ñu ngi def sénégalaises mu liggéey bu ñoom mujj ñoo ko ay. si quartier yu bëri. waaw si quartier yu bëri ak si région yi. ak si région yi way fu nekk foo xalaat rek ñu ngi fay bay seen waar. di def nag liggéey bu baax a baax wax dëgg yàlla. muy waa AGS surtout les femmes vulnérabilisées. ñu ngi leen di jàppale bu baax di leen jàppale te di leen jàppale si jàppale bu désintéressé. très bien alors ci wàllum bilan atum 2021 bi ñu génn Seynabou Ndour. ñaata réclamation ngeen jot ñaata plainte nga xamante ni. ñoom dañu leen néewal doole wala tamit dañu bafoué seen ay droits. est-ce que yéen tiré ngeen bilan. ñun daal mun nañu wax 2020. ba léegi nii au moins am nañ ay 233 plaintes.
2020 ba léegi nii waaw te ay jigéen yoo xam ne góor a leen di néewal doole. 233 waaw maanaam ñaari téeméer ak fanweer. waaw ak fanweer ak ñett waaw. nga ne am na si ñoo xamante ni. teg góor rek moo leen di néewal doole. ah bon si ban anam. sànq nag maa ngi wax am benn suñu mais am na ñoo xam ne aussi jigéen ñi. waaw am na suñu benn càmmañ boo xam ne nee na da ngeen waxal góor ñi tamit parce que am na góor ñoo xam ne tamit dañ leen di néewal doole. waaw mais am na si ay góor yoo xamante jigéen ñi ñoo leen di néewal doole. waaw mais xam nga mais d'accord nga. d'accord naa biologiquement. jigéen dafa fragile biologiquement. waaw yéen de yéenay suñu yaay yéenay suñu sœur yéenay suñu soxna yéenay suñu tante yéenay suñu umpaañ macha allah. voilà biologiquement góor. yéenay suñu moo war a gën a dëgër jigéen. donc waru ko daf ko war a wan li mu ko sutee. waru ko waaw. mais tamit des fois nga gis ay cas yi nga xamante ni jigéen bi moom mooy xoqatal góor jigéen gi mooy harceler góor. loolu ay cas particulier la rek mais en général moom mooy sonal góor jigéen gi moom mooy. loolu moom ay cas particulier la rek seen weer la muy mois de mars. waaw mais violence yi nga xamante ni dañ koy wax violence basée sur le genre. mais des fois aussi quand même ñu gis jigéen sonal góor sonal jigéen. waaw loolu dëgg la. mais lépp lu si mën dégg violence baax. mais ñoom nañ waxal seen bopp. kan góor ñi. waaw na am ku ñëw fii mu wax góor ñi lu ñu def. ñu ne xam nañ ne violence économique moom dinañ ñu ko def bu fi am violence économique des maris battus yooyu yëpp am na fi. waaw anañu. ñu ngi fi war a yow ñoo doon. waaw nañ génn da nga bëgg ñoom ñuy génn. di wax waaw nañ génn ñuy wax. est-ce que tamit des fois du kersa gi moo tax. waaw loolu mooy wane ne yéen yaa ñu war a gën a sut ci xet si lépp. Seynabou Nour activiste social moo nekk tey suñu gan si émission Kenn Askan Wi ñuy waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum droits humains ak violence basée sur le genre. alors Seynabou suba le 8 mars juróom-ñetti fan ci weeru mars. waaw alors yow activiste social nga. 8 mars suñ ko waxee sa xel si lan lay dem si wàllum célébration bi mais au-delà de ça est-ce que da nga jàpp ni 8 mars nu ñu koy célébrer at yi yëpp mën nañ ko war a mën a célébrer. bon man je me dis que. ndax suñ si jógee. presque li ngeen di xeex li ngeen di ñaawlu. dañ koy gisaat. dañ koy gisaat waaw fii léegi at bi di jeex wala fii léegi weer bu stop. moo tax tout le temps man damay wax ne peut-être 8 mars dafa waroon nekk jour bu ñuy fësalee les bonnes pratiques. jour bu ñuy fësalee. les bonnes pratiques. les bonnes pratiques. mooy toute l'année. li ñuy jëflante ba nga xam ne ñu ngi yokk kii bi sécurité jigéen ñi. ñu ngi yokk droit ñuy respecter droit jigéen ñi. oui pratique yooyu yëpp dañ ko war a gën a fësal dañ ko war a fësal ci jour boobu. def ay panel yoo xam ne. mais pourtant day am. day am mais day am panel day am ay panel mais man je me dis que dañu war a def bilan. dañu war a def bilan. wane ne toute l'année. lii la lii ngeen def mais quand même lu ñu seetlu aussi mooy léegi 8 mars yu bëri folklore la 8 mars yu bëri yéen soxna yi presque nañ nga def genre xawaare. waaw genre mais du ñëpp nag waaw du ñëpp mais quand même bëri na si. waaw du ñëpp. est-ce que 8 mars wi noonu la war a tëddee. du ñëpp am na ñoo xam ne dañuy toggaloo seen jëkkër yi ci kër ga. en 8 mars. waaw du ñu dem folklore de. maanaam dañuy toggaloo seen jëkkër yi ñooy togg. waaw ñooy togg jour boobu. ñoo yeewu defar ndékki. waaw même su nekkee petit déjeuner. waaw ku ci kóor gi moo koy def. waaw añ bi aussi mu togg ko. ba pare fekkee ni aussi mën na tamit mu sexal soxna si. ah waaw su reer jotee mu togg def même chose. loolu lépp baax na de. day defar rek. day defar rek waaw. baax na day defar yow noo nga ko fas yéene doxalee. man sama 8 mars. dama bëgg dimbale ay jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci ndóol ñu ngi ci analphabétisme. analphabétisme. waaw. jàppale leen ba nga xam ne dinañ rehaussé wu. jour boobu jour 8 mars bi bëgg naa xam encore yan jigéen ñoo nekkaat ci situation boobu. pour que toute l'année. ma nekkaat ci liggéey boobu. waaw parce que ñun analphabétisme moo ñu gën a sonal. ñun jigéen ñi. waaw analphabétisme sonal nañu torop. waaw ak ndóol gi. ak ndóol gi daal. parce que boo xoolee am na jigéen ñu bari ñàkk jàng bi. ak ñàkk jàng métier bi. mooy tax ñu dugg ci yu bari. waaw. yi nga xamante ni daal. ñàkk jàng ak ñàkk jàng métier bi. mooy tax ñu dugg ci lu bari. même réseaux sociaux yi ngay wax da ngay gis koo xam ne jàngul bu baax mais day utiliser WhatsApp di utiliser yëpp. du xam sax lan moo ko ciy gaañ ak lan moo ko ci dul gaañ. maanaam daal moom na nekk ci WhatsApp bi
na nekk si WhatsApp bi na envoyé vocal. na bind na wax ci daal. mais quand même sax su ko xamul tamit est-ce que du jamono ji. maanaam nga nekk si jamono ji fu mu toll ni 2022 ndax ñu bëri xalaatuñu di nekk fi nga xamante ni di utiliser téléphone te duñ utiliser réseaux sociaux yi rawatina WhatsApp. bëreetul de. bëreetul de. très bien c'est que ni nga koy utiliser la quoi. très bien alors Seynabou Ndour sànq am na benn pàcc bi nga xamante ni bëggoon nga ko aborder bi wàllum éducation. wàllum éducation soo ko waxee rek tu fais référence à quoi exactement. éducation. am na éducation religieuse. am na éducation à la maison. am na éducation dans le système. éducatif bi nga xam léegi dafa sooxe léegi jamono ji moo tax bu baax a baax. muy yar beeg muy façon éducation yëpp dafa sooxe jamono ji. waaw baax a baax parce que pauvreté bi moo tax. pauvreté bi da ngay gis jigéen mu daan toog ci kër. di yar ay doomam. ku góor ki dem uti. léegi ñëppay uti. góor ak jigéen da ngay ñëw ci kër ga. góor ak jigéen ñëpp dem nañ. mais est-ce que du jamono ji moo ko laaj tamit. jamono ji moo ko laaj. mais quand même charge yi dafa bëree mbir mi dafa metti waaw dafa metti. mais il faut savoir raison garder quand même. wala yéen da ngeen gis nga tubaab bi. lu ñuy développer. bu ñu amee doom da ngay gis kenn ki nga xam ne moom la liggéeyam di rapporter moins moom mooy toog ci kër ga toppatoo doom yi. ki nga xam ne mooy gagner plus dem di liggéey il faut am ku sacrifier toog. toppatoo xale mais loolu est-ce que solution la quand même tamit ku góor gi di liggéey ku jigéen ki bañ a liggéey. moo tax léegi nag ngay gis lu nekk. waaw mais am na si benn cas bu ñu amoon. mais quand même naa ñëw si cas boobu. mais jigéen. bañ a dem jigéen ñëpp suñu toog. loolu du solution Seynabou. du solution. oui. mais il faut ñu am temps pour lépp. même ku góor gi warul na liggéey kese lay def. il faut mu am temps pour doomam yu góor yi. très bien parce que doom yu góor mënuñu roy ci seen ndey il faut dañuy roy seen ndey roy ci seen baay aussi surtout ci seen papa. am na yoo xam ne ku góor moo koy def ci doomam yu góor mais yow boo jëlul temps def ko ci sa doom yu góor kan moo ko ciy def mbedd bi moo ko ciy def loolu moo tax ngay gis léegi nit ñi da ngay gis ku njool ci kaw nekk jeune nga wax ak moom tuuti mais da ngay gis ne coquille vide la. te malheureusement jeunes yi. façon bi wax ak yow. waaw da ngay gis ne soit mu koy toppandoo ci Zi Magique. film Inde boobu. waaw xale yi bëgg nañ ko de. waaw wala ci yeneen série yi ñuy xool ñuy def loolu yow nga gis ne yow ñii loolu la ñuy def parce que amuñu référence. bu njëkk ba papa yeeg yaay dañuy nekk ay référence yoo xam ne ku xale bi da ciy xool di màgg ak loolu. mais pourtant loolu muy am ba léegi. amul. mais muy am bon pour quelque bëreetul de ñoo xamante ni bëreetul ba léegi seen waajur yi ñu leen di yar bu baax ba ñu nekk ay référence ñoom. waaw am na mais bëreetul noonu comme bu njëkk ba bëreetul. très bien am na benn cas boo bëggoon expliquer léegi. waaw cas bi dañ ko amoon une fille de 14 ans buñ violé parce que lan papam bu xëyee day dem jaay yaayam dem jaay ay 5 heures du matin moom moo fay des ak xale rakk yu tuuti yi benn jour seen benn colocataire seetlu loolu un jeune homme day dem ci fii bi di coucher moom avec arme blanche di ko menacer ne ko boo ko waxee sa papa ak sa yaay di nga xam saay bu ñoom ñu demee moom mooy garder rakk yi rakk yaa ngi nelaw xale bu góor bi mu ngi koy violer à plusieurs reprises ak arme blanche ba xale bi ëmb 14 ans. léegi ana ko góor ki léegi. mi ngi 10 ans en prison. bi doom juddu moom mi ngi woon prison. waaw. loolu dara jox ko. ah waaw donc. imagine yow sa papa sa yaay dem nañ uti. il laisse leurs enfants. ku am 14 ans est-ce que nekk na assez responsable pour gérer kër. ñëpp kër yu bari nag noonu. est-ce que. loolu. tax na éducation bi ngay wax sooxe na éducation njàng mi aussi ñooy loolu mi ngi noonu. gis nga événement jàng yi. du ma ci dugg. waaw njàng mi moom mbir mi moom dafa jaxasoo. waaw du ma ci dugg
même soo xoolee résultat yu concours Mariama Ba. waaw ñi nga xamante ni ñu si gën a am ay résultats yu am solo. si école privée yi nañ jógee. école publique yi ñu si réussir sax matuñu ñaar fukk mu nekk statistique bu doy waar bi nga xamante ni moom moo génn si résultat concours Mariama Ba. mi ngi noonu donc njàng moom tamit du ma si wax. éducation religieuse bi aussi même chose. diine gi. diine bi. gëm yàlla xam ne yow da nga war a ragal def lii da nga war a ragal def lii ndax yàlla mu ngi fi. très bien loolu dafa war a nekk ci xale. te ci xale nañ ko war a def. mais bu weesoo loolu rek amatul dara lu muy kii moo tax nga gis léegi xaru yi bëri na nga jaaxle tuuti ah. te toujours dañuy wax yow boo amee problème dañ la ne bul won ne yàlla sa problème bi dafa rëy. wala ne yàlla sa problème moom moo gën a rëy sa problème. toujours loolu dañ lay wax loolu. donc waroo dem ba nga xam ne yow war ngaa mën a xaru ndax problème war ngaa mën a def lu sa noonu ndax problème boo delluwaatee ci sa gëm-gëm. très bien donc loolu dafa ñàkk lu bëri ci àddina bi ak. très bien alors daanaka simili yi jeex na. activiste social dañuy faral dégg activiste rek mais bi particularité bi mooy activiste social la. waaw. mooy yéen lu leen ñor mooy xeex ak yelleefu doomu aadama. waaw ak lan. changement de comportement bi. alphabétisation. très bien. surtout changement de comportement. qui est un long processus. oui. loolu pour ñu am ko il faut ñu am jumtukaay yi nga xam ne moom nañ koy defee yëpp. parce que bu ñu nee droits humains. ma dellu si droits humains bi. oui dañ naan il faut état bi moom dafa am obligation bu amee ay lois yu ñu ratifié mu promulguer ko vulgariser ko ñëpp xam loi yi mu protéger loi yi ba pare teg jumtukaay yi nga xam ne moom la nit ñi waree accéder à leurs droits. très bien am na solo. comprendre loolu moo tax ñuy construire poste de santé centre de santé di mettre à disposition les services de l'État pour les populations parce que population dañu am droit loolu. am na solo mais loolu bu amee défaillance rek day nekk problème. très bien alors soxna Seynabou Ndour maa lay gërëm baax di la sant nga nekk activiste social bonne fête. waaw merci. demee journée bi lan ngay def nga ni comme yéen suba dina aaye. suba. waaw. suba de xanaa toggaloo monsieur yi rek. am loo ngeen def yéen. waaw. yow loolu ngay def da ngay toggaloo monsieur daal. waaw ndekki añ reer. déedéet yooyu kii añ rek. añ rek. waaw. mais wax nga ko déjà plat bu muy togg la. moom nag kii rek la mën firiir ak pomme de terre bu ñu saaf. léegi moom ngay añee suba. waaw. man lay gërëm baax de. Seynabou Ndour sa dernier mot. waaw maa ngi gërëm ñëpp di nuyu sama yaay. di ñaanal sama waajur bu góor. génn àdduna le 13 mars bi la lay def 1 an. di gërëm sama waa service aussi. ñu ngi may déglu peut-être sama chef de service ak samay rak samay mag ak samay waa association yi. waaw waa Caaro yi Yëmbal Ginnaaw Raay Nord Géejawaay Grand Dakar Grand Yoff waaw ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu ndax ñu ngi cheminer bu baax ensemble di liggéey ci wàllu droit des femmes. très bien di ci def ay jéego. merci beaucoup. di nuyu aussi waa ànd jéego. ñi nga xam ne benn réseau bu ma bokk réseau des femmes la. boo xam ne ñu def aussi un travail sur le plan national madame Monique Thiandoum moom mooy coordonnatrice bi. très bien ñoom tamit maa ngi leen di souhaiter bonne fête de 8 mars. très bien incha allah bonne fête à vous aussi di tamit souhaiter bonne fête jigéen ñi nekk ci Sénégal ci àddina bi yëpp rawatina jigéenu Sénégal yi yëpp ak jigéen ñu nga xamante ne ñoo nekk suñu famille yi di suñu sœurs yi naka noonu aussi jigéen yu E-Média invest yu ñu di leen souhaiter bonne fête mbokk téléspectateurs yéen tamit amul seen fay ñu leen di gërëm bu baax di leen sant Ndiaga Seck mu nekkoon ci réalisation bi ci son bi Iba Mar Sène ak Benoît naka noonu ci caméra yi Sidi Nia ak Moussa Dia jaa ngeen jëf